salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam te nag ñu ñëw ngir waxtaanee beneen mbir bu nga xamante ne nii ñu ngi koy dégg fan yi muy daw ci wàllum feebar bi di Covid-19 bi di coronavirus bi di am ay fake news yu nga xamante ne nii gars yi ñu ngi ko ci jaalale dem ba ci di wax yu ñu mel ni am na ay africains yu nekk Chine ñu ngi leen fay kii ay affaire racisme di leen jàpp di leen maltraité affaire yooyu noonu tey jii mu nekk mbir bu nga xamante ne nii bëri na ay doomu Sénégal ay doomu Afrique yu nga xamante ne nii ñoo ngi ci réew mu mel ni Chine di fa dund tey jii fake news yu mel noonu war a mun a ñëw perturber seen i mbokk jaxase seen i xel parce que nga am doom bu fa nekk frère sœur bu fa nekk sa xel du dal boo déggee yenn fake news yi que ñu ngi leen di maltraité leen. am maanaam yuñ ci def ñun jéem nañu def suñuy investigation ba jéem a déggante ak yenn sénégalais yi nga xamante ni foofu la ñu nekk par vocal ñu expliquer ñu situation bi ba mu gën a leer xamal ñu effectivement que ni gars yi ñuy joxe fii bëri na yu nga xamante ne nii fake news la. tey jii ci information yi nga am yi ñu am yu nga xamante ne nii mu ngi jugee ci doomu Sénégal yi nga xamante ne nii ñoo ngi nekk ba Chine doon ñu ko résumer di ñu ko expliquer ñoo ngi ciy gën a comprendre que ni dafa am benn doomu Nigéria bu nga xamante ne nii dafa feebaroon ñu yóbbu ko hôpital bi mu demee ci hôpital bi ñu testé ko mu positif ci feebar bi di coronavirus bi mu ci la tiit amaana jug xeex ak médecin yi forcé leen jug génne ci hôpital bi par force bon bu génnee ci hôpital bi par force nag dina waral dina indi leneen parce que tey jii bu doon Sénégal la ñu nekk benn tubaab feebar fi ñu jàpp ko mu jug daw wala Afrique jug daw tubaab la bu ñu gisee te tubaab yëpp la ñuy boole di moytu ba waral na nag femme nigérien boobu daw moo indi coow li ñu dem ba nit ñi commencé bàyyi xel nit yu ñuul yi te surtout que ñoom nee nañu am na ay application yi nga xamante ne nii ci la ñuy xamee ñi nga xamante ne nii dañu am corona wala amuñu ko te application bi dafay utile boo nekkee ci biir dëkk bu mel ni Chine parce que booy dugg ci bus da nga ko war a am pour dugg bus booy dugg ci yenn bërëb yi te application bi pour nga am ko maanaam sa téléphone sa registre yi mu lay laaj sa coordonnées yi mu lay laaj dina la laaj sa numéro passeport numéro séjour te dafa am africain yu bëri yu nga xamante ne nii dañu nekk Chine demee fa par visa séjour ñu may la séjour 3 mois nga dem bëggoo ñibbi si biir 3 mois yi nga xaawaa bal enchaîner sa séjour toog fa lu yàgg après mu indi la ay jafe-jafe nga nekk fa bon mun nañ nekk nga nekk fa clandestin su boobaa doo mën a am yooyu noonu léegi nag ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy doomu Afrique yi nga xam ne ñoo nekk foofu te amuñu ko duñu leen mën a xam dañu corona wala corona amuñu parce que ci application bi dinañ ci mën a xam ndax musoon nga corona wala da nga am Covid bi di dox ak moom wala nekk nga maanaam sa famille am na kuñ ci jëloon mu corona wala dara. loolu nag indi ay jafe-jafe yu nga xamante ne nii ñu ko amul mënuñu leen a xàmme loolu moo dem bay indi yu nga xamante ne nii dañ koy jaawale ak racisme te amaana du racisme parce que tey jii yaakaar naa ne feebar bii di coronavirus képp ku ko sa papa am sax wala sa yaay am ko dañ koy quarantaine doo ko jegee parce que buggoo feebar bi dal la waxuma la nag nga nekk ci sa dëkk di dund benn étranger jóge fële ñëw violer loi yi violer charte yi parce que bu ñu nee violer charte yi mënoo nekk ci dëkk ñu ne da nga am application bi pour ñu xam lii pour teg mbiri ci ordre amuloo ko bëgg di dund ci dëkk bi comme nit ñëpp ni ñuy dundee di dugg ci bus yi di def lépp te nit ñi duñu sentir benn maanaam différence nit ñi nag bu ñu gisee yu mel noonu ñi nga xamante ne nii ñoo dëkk ci dëkk boobu dégg coow li di daw bu ñu gisee nit ku ñuul yi léegi day tax ñu commencé la daw di la moytu parce que amaana jàpp nañ ne ñëpp corona nañ parce que ki corona woon dem xeex ak médecin bi daw génn hôpital bi moo tax fi mu ne nii kenn wóolatul kenn nit yu ñuul yi nag tàmm nañ yàgg nañu gis affaire yooyu noonu di am ci dëkku tugal yi ñaaka nekk ci yoon te après bu ñu waxee nga jël lépp teg ko ci racisme moo waral nag doomu Afrique yi nga xamante ne nii ñoo ngi ci Chine tey jii comme ni ñu ko waxee sànq seen i séjour di jeex ñu résider ci dëkk bi ba léegi nekk fa ay genre clandestin boo bëggee dugg fenn ñu la non mënoo fi dugg parce que peut-être amoo application bi li ñuy remplir pour am fii yëpp pour dugg fii yëpp amoo ko nga taxaw wax raciste pour amaana après opinion internationale bi daw loolu nag fake news yi ci jaale jamono fan yi nii bëri na trop moo tax ñu defoon ay investigation jot nañu déggante ak ay sénégalais yu nga xamante ne nii comme ni ma waxee ñoo ngi foofu yaakaar naa ne di ngeen am vocal yi ci dinañ présumer vocal yi ñu dégluwandoo ñun ñëpp ku ci nekk dégg li nga xamante ne nii sénégalais yi nekk foofu moom la ñuy dund am na ñu nga xamante ne nii loolu ñoo ngi ci biir Chine mais dégg la ñu ci am pour lépp rek ñu xam ne amaana
racisme taxul maltraitance tamit amul bu ñu xoolee ministre des affaires étrangères bu Nigéria Zambie ak Namibie génn nañ def ay déclaration yu ni mel que ni li ñuy dund foofu du maltraitance du dara maanaam ñaaka tegu ci yoon bu ñu tegu ci yoon moo waral ñu teg mesures yu strict yooyu noonu ak yenn affaires yi ñu ko fay faral di gis mais du racisme du dara comme gars yi tamit ñu bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ne nii ñooy publier information pour nit ñi di ci dal ñu ci bu ñuy publier information ñu ci bañ a sàkku amaana vue wala buzz wala dara mais ñu sàkku ci li nga xamante ne nii même benn nit moo lay déglu tamit na am information bu wóor que nga attirer attention wu 1 million de personnes jox leen fake news. tey jii dëkk bu nga xamante ne nii bu mel ni Guangzhou nekk ci Chine demoon nañu ba nga xamante ne nii feebaru coronavirus bi demoon nañ ba ñoom ñu am 0 cas mais université yi fa nekk étudiants yi bi ñu leen ba libéré ku nekk dem fi nga dem. bi ñuy ñëwaat ñoom ñoo fa indi te ñu def constat que ni ñu bëri ñu fa indi feebar bi ay étranger la ñu nga xamante ne nii jóge nañ ci yeneen réew ñëw foofu noonu biir Guangzhou indiwaat fa feebar bi moo tax ñu gën a jël mesures strictes yi di xoolaat nit ñi bu baax a baax particulièrement noirs yi parce que cas yi fa ëppaat dugg noirs yi ñoo fa dugal ba ci nigérien boobu ñu testé mu daw génn hôpital bi. tey jii coow lii bu ñu ko waxee ñu bëri ñu ngi ci bàyyi xel ay racisme mais tey jii racisme bi tamit jot nañu xoolaat ñun africain suñu bopp di xool ndax racisme bi amaana tàmbalewul ci ñun parce que mënuñu concevoir benn fake news bu jóge fële mooy tamit risque bi nga xamante ne nii ñuy joxe xibaar yi ñoo ngi koy risqué ñuy joxe fake news yi laay wax ñu ngi koy risqué di tas àdduna bi parce que tey jii bu ñu demee bay dégg ci yenn dëkku Afrique yi population bi am na ñenn ñu ci jug dem attaqué ay kër chinois daaneel ko taal ko ngay gis si yenn cas yi man personnellement xam naa tubaab bu nga xamante ne nii nekk na ci dëkk bi ñibbiwaat na dëkkam avant ñu tëj frontières yi mais problème majeur moo nekkoon yàgg na ñëw Afrique plus de 10 ans 15 ans muy ñëw Afrique di fi vacances yi musu fi ama yenn jafe-jafe yi dem ba coronavirus bi dugg muy tox ci mbedd yi ñu koy xaas di ko yuuxu yéen a fi indi feebar bi yéen a fi indi feebar bi tey jii yaakaar naa ne feebar bi tiis la musiba la balaa la dëgg la loolu yëpp am na métti na trop ba fu métti yam moo ngi rey moo ngi def ay ravage ak lépp mais tamit waruñu tax ñu pousser suñu bopp dem ci beneen monde boo xamante ne nii monde bañante la parce que bu ñu nee feebar bi pour daan ko dafa laaj force lu koy joxe mooy l'union fait la force muy ñu di divisente ba pare di xeex di daana di am ay combat di ko daanandoo il faut ñu ànd pour songu combat bi daanandoo ko benn yoon gars yi tamit bàyyi ci xel ñuy joxe information yi surtout bu baax a baax bala ñoo dugg ci information ñu vérifier ko parce que tamit comme li ma am 5 ans ku amul Chine yaay am nga fa papa ku fi amul rakk am nga fa mag am nga fa xarit am nga fa lii tey jii nga dégg yenn yi ñu koy wax sa fit mun na bañ a dal yooyu yëpp mën na ñaax ci ay fake news kese di ko causer vraiment. waaw kon bu ko defee xam naa ñu jéem a déglu audio yi jéem a am yenn détails yi nga xamante ne nii peut-être suñu nit yi nga xamante ne nii xam nañu leen ñu nekk Chine def nañu ko par audio WhatsApp ñu déglu ko ñun ñëpp ngir gën a am ay leeral yu bu baax a baax di leen jaar foofu di leen tàggu di leen jox dig daje amaana beneen yoon ci yeneen i waxtaan di leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen ñaanal jàmm. cas bi ni mu demee comme ni ñu ko waxee quoi ñu ne dafa am benn forain nigérian bu dem xam nga hôpital gars yi diagnostiqué ko mu positif quoi Covid bi achan comprendre li ma lay tegal léegi mu dem hôpital parce que dafa bañoon toog foofu quoi gars yi di jël ay information mu dóor policier bi daw mu dem parce que xam nga gars yi xam nga ñoom instant dafa y a pas mal de gens qui sont là dañ fi duggee xam nga ay visa de séjour mais dafa jeex quoi léegi moo tax sax yenn application yi mënuñ ko am parce que tey dafa am application yoo xam da nga koy use soo ko usee day wane ni que yow tey jii nii yow xam nga yaa ngi safe daal di la amoo benn contact ak comment dirais-je amoo benn contact ak ku amee Covid bi wala ko am symptômes yi te yow diagnostiqué wuñ def symptômes yi léegi affaire boobu noonu soo koy dugal soo koy application boobu soo koy remplir da lay laajaale yow maanaam yow sa numéro passeport affaire gi noonu quoi léegi xam nga loolu soo ko registré tey su fekkee sa passeport dafa jeex danañ xam ne que yow tey sa passeport dafa jeex mais yaa ngi fi bu yàgg parce que y a pas mal de gens qui sont là seen visa dafa jeex mais ñu ngi fi quoi xam nga mooy loolu. mais gars yi nag ñu bëri bu ñu ko tel sax suñ ko applayé dañuy système bi ñoom dañuy feeñ
léegi ñu bëri loolu la ñuy éviter quoi te application boobu moo lay permettre tey jii nii ci yenn soo bëggee dugg ci yenn bus yi wala yenn xam nga liggéey gars yi la koy laaj comme man tey on m'a demandé ça pas mal de fois da ngay dugg fenn ñu laaj la ko nga xool wala nga scanner gars yi gis ni ko yow xam nga waaw au calme nga avancé noonu la fa demee quoi léegi ñu ne itam bi loolu amee parce que man ki ma ko wax mooy bi loolu amee ñu ne léegi le gars instant bi jëlagu woon information xamuñu woon lan la quoi ba nationalité la léegi gars yi ci lañ dem di commencé di génne yenn gars yi di leen yóbbu en quarantaine quoi xam nga te loolu soo xoolee sax bon benn instant xaw na am sens quoi parce que ku amee Covid bi wala xam nga ku ñu suspecté nga nekk cas foog ñu yóbbu la quarantaine te donc kon ko foreigner bi la donc dañuy xalaat ni que tey jii peut-être ñi mu nekkaloon wàll na leen et tout donc ñooñu forcé ñu yóbbu leen quarantaine quoi moo tax gars yi ñu doon yóbbu ci ay hôtel quarantaine dugg na fii génne fii xam nga gars yi nag loolu lañ doon naan que gars yi ñoom doon génnee te loolu xam nga moo ko waral amoon na ay temps China amutoon cas amutoon benn nouveau cas quoi léegi ñu commencé di am ay cas importé parce que aéroport yi ñu tijji woon commencé am ay cas importé ay étudiants am dañoo ñibbisi te kenn waxu leen woon ñu ñibbisi quoi kenn seen école yi joxuñ leen autorisation pour ñu ñibbisi même ñun sax après suñu école yi dañu doon alerte naa ñu non bu kenn ñëw tant que waxuñ ko mu ñëw tu vois léegi nag ñu dafa am parmi ñoom ñu ñëw andi ay cas importé quoi moo tax sax xam nga gars yi commencé jël mesures yooyu noonu. tamit bon ce qui a souligné mooy bi cas bi amee y a des Chinois xam nga qui ont commencé à réagir bêtement quoi di critiquer yenn noirs yi xam nga ci seen yenn forum yi di critiquer yenn noirs yi comme quoi xam nga rek des kii raciste quoi xam nga bon loolu c'est vrai que tamit bon d'une part c'est à xam nga c'est à blâmer quoi tu vois. mais bon tamit des fois sax da ngay dugg ci yenn bus yi yenn chinois yi xam nga di la éviter ndax li xew quoi ndax nigériens yi xam nga liñ def noonu après xam nga gars dañuy foog ne ko ku noir bu ñu gis rek xam nga bon ay potentiel ki lañ quoi xam nga porteur du virus. mais bon y a des chinois qui sont là man franchement je m'entends bien avec eux dama jouer ak ñoom football et tout tu vois donc voilà quoi mooy tu vois après nag gars yi na xam nga lu neex la ñuy joxe information yi la neex la ñuy joxe quoi.